kilifa gi nuyu naa la. fay naa la maa ngi nuyu ñëpp di nuyu seen kii bi seen actu di nuyu ñëpp di nuyu seen président di nuyu seen maanaam seen njiit quoi di leen ñaanal yéen ñi nekk si kii bi yàlla jàppale leen te yàlla defal leen si ndam si li ngeen di def nii te mu gën a yokk gën a am vue waaw ba Sénégal yëpp jot ci parce que li ngeen def nii lu am solo la man maa ngi tudd Ibrahima Khass Seck maa ngi nekk Lal Wurus. maa ngi lay fay soxna si Birahim Mbaye. maa ngi lay fay soxna si man Ibrahima Mbaye laa tudd. sant naa la soxna si. maa ngi tudd Malick Mbodj taalibe Cheikh. asalaamaaleykum waa réew mi di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo sunu xalifa général sëñ Mountakha Mbacké mu jëlal nu ko teg ko ci loxol président de la république muy Macky Sall. bu loolu weesoo it ni ngi nuyu Cheikhouna Bamba mi ak yow soxna su baax si ndax balaa ñuy nuyu kenn yéen la ñuy njëkk a nuyu. ndax yéen a ngi jël seen combat di ko combat ci réew mi muy lan di dugg ci askan wi di leen laaj seen xalaat ak réew mi nu mu war a doxee kon nag loolu balaa ñuy dugg ci dara faaw ñu sant leen gërëm leen te xam ni yéen kenn mënu leen a fay. bon bu loolu weesoo nag man maa ngi bokk ci parti bi ñuy wax crédit nu koy wax cadre de réflexion pour un développement intégral sunu leader di Hamidou Daat di doomu Alpha Daat nekk professeur titulaire nekk université Cheikh Anta Diop scientifique la di ku baax di ku am yërmande ci réew mi ñun kooku lan àndal kon nag boo ñëwee di nu laaj ci réalité réew mi ak ni président di doxale balaa ñuy dugg foofu il faut que ki nu àndal ñu sant ko gërëm ko di wax ne ku am ambition la ci réew mi. damay nuyu population bi di nuyu waa Sénégal di nuyu ñëpp di nuyu suñu sëriñ sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér di nuyu président de la république ndax moom la yàlla teg ci bopp réew mi du la yàlla dogal ci moom mu def ko ñu ànd ceeg moom it di ko def. man de loolu li ma ci xalaat mooy loolu du rôle am de parce que moom lii day wax ay tournée kii yooyu mais kii tournée politique la rek c'est évident parce que fi mu nekk nii dafa bëgg a natt dooleem pour lu muy essayer mën a dem troisième mandat. mais nag loolu mënu ko c'est pas possible lii moom du tournée économique quoi tournée politique la c'est évident parce que kuy dem tournée politique dina wax ay kiyam noo ànd leen nekk leen benn man maay jiital nangam sangam mais loolu bu doon vraiment tournée économique la du loolu tournée économique ñun xam nañ ni mu war a demee boo ko dee def doo am bi comportement lii moom du tournée économique moom vraiment tournée politique la caractérisée waaw loolu moom lu leer nañu la Sénégal yëpp xam nañ loolu mënuñu nax Sénégalais yi moom loolu leer la moom fi mu nekk ni day natt boppam tu mënu mën a dem troisième mandat mais je vous assure que su demee troisième mandat ils passeront sur notre cadavre moom ñun ñëpp dinañ génn même les vieux man xam nga mag la mais je vais sortir ñëpp ay génn ba pas xale yi ñoo génn mais bi pas xale yeeg mag yi ñooy génn on ne va pas l'accepter dans ce pays là lu ñu doon kaas si Ablaye Wade lu ne wax nañ ko ñoom si Ablaye Wade bi muy def troisième mandat mais loolu c'est ridicule sax ñu taxaw fii Sénégal dañuy wax ay problème de troisième mandat ñun ñu croyons que affaire boobu c'était réglé moom moo waxoon man ma constitution bi kii naa ko kenn mënu def plus de 2 mandats consécutifs mais moom loolu la wax au vu de tous les Sénégalais fii kenn wuti wax sax ay troisième problème loolu c'est de la honte mais ñi ko wër moo les pyromanes laa nga xam ñoo àndoon ak Ablaye Wade ñoo ko wër léegi xoolul léegi Ablaye sur 45 ministres yu mu nommé woon actuellement il ne reste que 3 Karim Wade moo ci des Mamadou Diop Decroix ak xawma kan la 3 ministres mais loolu dafa ñaaw ñi ko wër ñu wëroon Ablaye wër ñu ngi si Macky Sall léegi ñooñu ak ñoo poussoon Ablaye pour mu def 3e mandat c'est pyromane la ñoo ko wër léegi Macky Sall wat di wax rek président nii mu bëgg a jàppe réew mi moomale ko boppam loolu ñun population bi ñun duñ ko nangu ndax réew mi kenn moom ko te moom de bu fekkente ni fàttaliku na démb war na xam ni yàlla day xool fu dara nekkul mu teg fa dara kon bu fekkente ne sunu borom da koo dimbali ñu dem ba benn moment sunu borom fal ko ndax yàlla mooy fal kon moom war naa bàyyi xel askan wi ko yàlla booleel ndax sunu borom moo ni wama min daabatin fil ardi illa ala lay risqa kenn ku ci ni lii lay jëriñ man yàlla man maa la koy jox yàlla moo ko wax kon bu fekkente ne sunu borom da koo jox réew mi moom war naa delloowaat réew mi ci nit ñi du ci ay tabax nag wala ay fondement loolu yoru réew mi ndax lépp fi lañ koy bàyyi am réew bu la ko yàlla joxee da ngaa war a am yërmandi ci jaam ñi ndax marchandise su yàlla mooy doomu aadama yi nit ñi danoo war a xam loolu kon bu fekkente ne sunu borom dafa dogal affaire bi demee nii mu demee
nu jël réew mi bëgg koo bokk bëgg koo moomale seen bopp te loolu teguñu ko fenn ba askan wi lii ñuy dund yëpp muy lu mu doon lu ne noo koy débrouiller seen bopp te ñun ay jullit lañu Sénégal li fi nekk amul fenn heure boo waxee liñ lay njëkk a wax mooy yàlla baax na parce que loolu lañ gëm ndax dañoo gëm yàlla ndax nit bu fekkente ne da nga am ay waajur yu baax ñu xiirtal la ci jaamu yàlla loolu rek ngay xam moo tax yenn manifestation yi am ci àll bi ak bitim réew xalaatuñ ko sax fii te réew mu neex a defar la réew mu neex a jàppale la ndax Sénégal réyul mais nag danoo amul ay njiit yaa nga xam ni ay njiit yu yaa nga xam ne danoo gëm suñu culture amuñu ko ndax bu fekkoonte ni culture bi gën a dangereux te nga xam ni ñëpp buñ ci tegu woon yàlla mën naa dogal réew mi ñu ñëpp dinañ sant ba sant fu dara newul muy lan doxali Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul te ku ne xam na ni loolu tey bu fekkonte ne ñi fi ne danoo jël am mbindam wala am njàngam ak mbindum Cheikh Ibrahima Fall ak mag ñu baax ñi ñu teg ko kon bu boobaa lii ñuy jooy yëpp mën nañ ni duñ ko jooy. président Macky Sall wax dëgg yàlla élection yi passé 3e mandat wu Ablaye Wade wax dëgg yàlla man dama contrôle loolu ndax démocratie damaa bëggoon mu continuer moo tax ñu doon xeexuñu woon nag pour Macky Sall dañu doon xeex ngir réew mi ba yàlla def na élection 2019 yi 2012 bi xeex bi ñuy xeex boobu man amul benn bu ma ci tardé woon ngir maanaam rek élection yi jaar ci yoon Macky Sall nag bu ñu ko falee moom it na respecte loolu te xam ne réew mi ñëpp ko bokk ci ku ci nekk da nga ñëw bay sa waar ni Abdou Diouf bayee waaram Abdoulaye Wade ñëw bay waaram noonu la war a bay waaram dem kon nag bu ñu demee ba nga xam ne fii nii alors que 2e mandat am jot na ci li mu war a gis rek mooy liggéey mais politique bu nga xam ne moom daanaka guddee bëccëg la moom waratu ko parce que moom comme fal nañ ko ñaari mandat moom li mu war a def rek mooy liggéey fi mu ne bu ko defee def profil leer yoo xam ne boo liggéeyee mu nekk aw way wu rëy ci moom ñun loolu lañ ko yéene moom lañ bëgg ci moom nur yi nga xam nag moom day nekk ci biir nit ñi ñu nekk ay civil wax dëgg yàlla di am ay histoire ñuy dóor a ko jàpp loolu baaxu ci réew ndax loolu day taxalam réew. non tournée économique bi muy def nii moom vraiment man moom awuma daal loo xamante ni daal am naa lu ma ko ciy wax daal waaw parce que moom Macky sunu Macky la yàlla ñu ko jox mu nekk ci réew mi moom li jaadu ci nit ñi ak li rafet ci nit ñi ak li nga xam moo gën ci nit ñi xam na ko ndax moom nit la jullit la te xam na it li ko yàlla jox kon ni ko sama waa ji waxee sànq nit boo jiitalee buñ la jiitalee nga nekk responsabilité yi yor bopp réew mi nga gis ni réew mi doxee gis ni population bi mel yow la gën ca ñoom ak la nga xamante ni ci la mooy seen ngëneel ci ñoom yow xam nga ko loolu rek nga war a doxee man moom loolu rek la am ci lu ma koy wax moom Macky Sall wax dëgg yàlla. mais tournée économique bi moom ci boppam rek lay tourné ndax ci boppam rek lay def du benn jeune boo xam ne gis na ci Macky Sall dara ci moom du benn jeune yëpp nag li ñuy dund nii barki yonti yàlla Muhammad dafa metti loolu tax booy tamit di dugg ci gaal yi ndax boo demee gisoo loo liggéey yor benn somme bi da nga naan su ma ko yore day seey foog ma dugg ci gaal gi dem léegi gaal yi nee nañ amatul am na leneen lu ñu créé am na leneen lu ñu créé réew mi daal sa waay fii daal bopp sa bopp la Macky Sall mi ngi ci boppam ak ñamay àndal ku nekk bopp sa bopp la li ñuy dund dafa metti trop barki Alaaji Malick du metti na trop. gis nga ñii lay wër nii ce ne sont que des pyromanes c'est intérêt bopp rek moo leen tax a ne le peuple sénégalais vous regarde ñëpp nit ñi ngi lay gisee et puis yow un président de la République bu taxaw yow nit ñi mënutul la gëm nga taxaw fii woot naan ñëw leen mais bi pa njuuj njaaj du am loolu un président de la République war na wax loolu ñëw leen ñu waxtaan mais bi pa amul njuuj njaaj un président de la République qui se permet de dire que je vais réduire mon opposition à sa plus simple expression te xam nañu réew li ko yor mooy un état fort une opposition forte loolu mooy doxal am réew mais Macky Sall xamul sax ni ñu yore am réew nañu waxante dëgg ànd ak ñi nga xam ne sama waay du ñu dara moo et puis moom ces transhumants de dernière seconde là ces oiseaux migrateurs là ñi ko wër ni il se permet dañu nekk si télé yi di ñu sonal fii di wax ay wax yo suñu télévision yi dimbali leen ñu ngir yàlla bàyyi leen transhumants yi yéen invité si loolu moo leen problème yi ñu am ni yëpp seen plateau yi bu leen ci invité ci ay transhumants ñooñu duñu exemple la jeunesse sénégalaise nañu waxante dëgg ñooñu waruñu toog si plateau parce que ñooñu duñu exemple duñu sax ay transhumants c'est des oiseaux migrateurs transhumants mooy xar bu jógee ci dëkk bi dem ci dëkk oiseau migrateur day daw 8000 kilomètres ñooñu ay oiseaux migrateurs lañ ce ne sont pas des transhumants
ah nañu dimbali ngir yàlla Macky Sall sa tournée économique yi nga def amul benn njëriñ ci askan bi xaalis bi nga yàq foofu mënoon nga ko dugal si abri provisoire yi nga xam ne mi ngi fees dell ci Sénégal ah barki démb donc maa ngi gis si Tambacounda ngelaw li moo ñëw yóbbu ko mais vraiment yow nga war a tal leneen ngay def ay tournée économique mais suñu abri provisoire fexe noo ko réglé suñu doom yi amatuñ fu ñu jàngee ñu ngi toog si abri fa ngelaw li bu ñëwee yóbbu ko tournée économique yow amul sens yow war nga xam ne waroo ko def. Tu dois pas le faire réew mi dañoo tal leen li la tiital daal mooy la xale yi gën a bërki dem loolu donc moo la tiital nit ñi xam nañ ko de mais xoolal munoo fexe ba def fi 3e mandat munul nekk yóbboo nga remier ciel et terre mais tu ne pourras pas faire un 3e mandat duñ ko accepter on ne va pas vous laisser faire waaw parce que moom loo réew mi dañ la ko dénk rek. bi ci topp mooy càmm gi ak mbay mi te loolu dama gis ni dañ koo ginnaawal trop man tey bu ma nekkoon président de la république wala ma bokk ci conseillers yi je te jure li may njëkk a xalaat te njëkk koo def mooy ñu dem dimbali waa àll bi mbooleem lu ñuy def ndakaaru ñu nu fi ñukk ndakaaru dem jàppale waa àll bi su boobaa réew mi dana neex ba neex fu dara newul ndax ay jamono ñun ci suñuy nopp da nga daa gis ku nekk ci àll bi doo bëgg a ñëw sax ndakaaru bi ci toppaat mooy loo am lu mu mën a doon doo ko xalaatee jaay fenn da ngay dugg ci terrain bi ñëw jaay ko ndakaaru balaa janta soog nga dellu mais léegi loolu amatul léegi waa àll bépp dañoo tuuru ndakaaru yëf yi saturé seytaane dugg ci nit ñi léegi da ngay wax ak nit sax li muy njëkk a def mooy day gaaw a palpité day gaaw a lox te loolu lépp li koy waral mooy maanaam saturation bi am ci réew mi te loolu lépp du responsabilité kenn nag ku dul nag président de la république te nu xam ni nag réew mi du nu ay noon Macky suñu rival la rek suñu rival la du nu ay noon loolu nit ñi war nañ ko bàyyi xel suñ ko bàyyi xel rek dinañ joxante loxo ñun ñëpp mais ànduma ak diw rek diw dafa bon boo ko gisee bëgg koo rey loolu moom aussi mën naa ñàkk politique bu salte nag moo fi nekk non gentiment sans blague loolu aussi bëgg naa ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax a baax. li indi problème ci réew ñun bëgguñu ko lépp loo xam day doxal réew mi boo léegi suñuy doom fekkee fi jàmm suñuy sër fekk fi jàmm ñu xam avenir ci réew mi ñun loolu lañ gis ndax ñun ñëpp am na fi ñu nekkoon te mën nañ faa toog waaye nag si réew moo ñu gënal loolu moo tax ñu ñëw wàcc saat suñu réew ñëw pour liggéey ci suñu réew fexe fee tekkee fi suñu doom tekkee fi ñu ànd fi nekk ci jàmm man daal loolu laa gën a gis tournée économique bi moom yaa njëkkoon na ko def am na beneen tournée bu mu njëkkoon def conseil ministre xaw ma décentralisation lañ koy xawma bi mu ko njëkkee def mboolem loo xam ne war nañ ko liggéey ci réew mi gars yi yaakaar naa def bindal nañ ko jox ko comme moom xamoon na loola li mu war a def rek mooy gëstu nag la nga xam ne moom lañ ko waxoon pour mu def waroon koo def mu def ko moo gën muy olbidi ko temps yi nga xam ne fi ne jamono coronavirus lañ ne coronavirus bi jeexagut mu naan tournée économique man li ma gis wax di yàlla man du tournée économique man li ma gis moom tournée politique la waaw tournée politique laa gis waaye gisuma tournée économique waaw parce que fekkoon ne économique la xam na ne ni ñu ko doxalee nurul nii parce que mbooloo ma dayee foofu noonu yor pancarte yi ñëpp naan Macky ma gis ñu jëlee bi fu na ñuy coow xeex bi jaw ma xam ne lii moom bu continuer élection yi buy ñëw ci ëllëg mën naa indi ay jafe-jafe man daa wax di yàlla lii ñuy doxal nii man rafetlu ma ko parce que gisuma ne moom day doxalam réew waaw lii daal laa xam ne moom laa ci bëggoon a wax. les nervis moom loolu moom c'est l'hécatombe gis nga nag nervi mbéjum kanam borom ma koy fajal boppam gis nga ñun opposition bi dañoo war a am fulla am fayda jàkkaarloo ak ñoom moomuñu réew mi ay nervi moom kooku moom du état moom du mënu ko régler parce que ñoom ñoo leen di recruter dañu war a taxaw face à face jàkkaarloo ak ñoom waaw ñoom dañu cooni rek mais bu ñu jàkkaarloo ak ñun ay ragal lañu dañuy sóob ils sont encadrés par les policiers rek loolu rek la mais nañ taxaw face à face ak le peuple sénégalais doyuñu sax galaxndiku waaw les nervis moom loolu moom daf et puis sax man nervi yi dafa mel ne amuñu ndey amuñu baay ñu lay jox ay 20 000 francs journée ngay nekk di ñàkk sa ba fayda te yow tu xalaatuloo sax sa avenir pour demain te ñii fi nekk ne dañu yàq réew mi dañu fi war a jóg il est temps pour que se débarrasse le plancher dañu war a jóge ci réew mi parce que dañu sonal askan bi ah sàcc suñu xaalis si Sénégal da ngay gis nit koo xam ne sama waay day taxaw léegi gaare otom wàcc sol grand bu bu rëy jaagar ñu ne nit ku baax ñu nekk sàcc bu mag a mag la loolu rek Sénégal da nga koy gis ñii dañu sonal Macky Sall dañu yaakaaroon bu fi ñëwee moom da changer réew mi teg mbir yi si yoon mais mu jël ay gars yoo xam ne jënd ay transhumants sàcc boo sàccee sax moo yokk sa kii moo yokk sa code sàccal ma yokk sa code la ay Bougazelli li ñuy wax day xëccoo ay maire un trafiquant de faux billets ñu naan ay day xëccoo ay mairie Guédiawaye mais gis nga Sénégal man damay xol ba mu yàgg man vraiment nous sommes dans quel pays quoi ñëpp a ñu la xoolal ñun Laurent Gbagbo mi ngi nii ña ngi koy teeru quoi yow Macky Sall jàpp Karim Wade
expulsé ko génne ko exilé ko génne ko Sénégal ah munul fexe ba ñëw ci réew mi mu tëj Khalifa Sall privé ko de ses droits civiques xoolal kii Alassane Ouattara koo xam ne seen ennemi juré ñu xeex ñoom ñaar y a eu 3000 morts mi ngi ni di préparer pour rentrer en Côte d'Ivoire retrouver ses droits civiques et tout ñun Sénégal ah doomu réew mi un Sénégalais de pure chose papaam nekkoon président de la République ci réew mi muy Karim Wade Macky Sall tëj ko 3 ans et quelques ah loolu la fay Abdoulaye Wade mi nga xam moo dafal na ko lu nekk ah daal ko expulsé génn ko réew mi exilé ko mënul fexe ba ñëw ci Sénégal mais loolu est-ce que te xoolal ñu Ivoirien sa xoolal ñooñu sama ah Laurent Gbagbo il rentre chez lui Karim Wade ne peut même pas rentrer chez lui mais loolu dafa ñëw waaye Macky Sall dimbali ñu ngir yàlla nga teg réew mi ci yoon. waaw loolu mooy ñàkk a gëm sa bopp rek tey boo yoree sab ñaari junni yor say ñaari junni yu bari yu woo ay nerveux yoo xam ne kat dañoo am seen doole entraîné ba am seen doole war a dem ci làmb ja demu ci làmb ja bu leen Macky gisee jox leen ab ñaari junni jox leen tëni dañ ciy ànd ndax amuñu luñ def dëkk bi kenn amul loo def tey boo gisee sab ñaari junni di nerveux yi xam nga da nga fay nekk taxaw fa tay le sa live waaw non loolu kan moo ci ànd kenn àndu ci boo amee sa doole war a dem ci làmb ja demoo ci làmb ja amoo loo def bu la Macky Sall jëlee da ngay nangu ndax amoo loo def kala waroon jox liggéey joxula liggéey ñëw ne da may ànd a garder ma koo war a dóor ko koo war ta dóor bu ko dóor loolu am ci réew mi kumba am nday ak kumba amul nday ñun daal la ñuy dund ñun jeunes yi metti na trop moo tax sàcc yi bëri na fi agresseurs yi bëri na fi tafu yi bëri na fi lu ne fi am ci Sénégal te yooyu yëpp daaw fi amu fi woon Macky Sall ngir yàlla dimbali ñu jox jeunes yi ñu dóor waar liggéey nekk ci jàmm ndax jeune moom jeunesse jeune a ko yor jigéen muy góor ñoom ñoo yor jeunesse ñoom ñooy doxal jeunesse ñun nag ñi ngi nii sonn nañ trop ni ngay xëyee noonu ngay wàccee waaw munoo ñàkk bañ a toog sa kër ndax munoo toog sa kër doo lekk doo naan foog nga dem wuti loo mën a am jox say njaboot loolu fi am wut boobu sax day tar day metti waaw metti na trop Macky Sall ngir yàlla dimbalil jeunesse bi sonn nañu campagne yi yeeg yooyu yëpp amul sens lu yàlla ne fii day continuer fu ne yàlla ne fii lay yem munoo xëccu ba du yem foofu te réew mi metti na xoolal li am bërki démb xoolal géej gaa ngi yóbbu nit ñi géej gi mi ngi yóbbu nit ñi waaw ana Macky ana Macky da ngay xoolal tefes bu gën a baax tey borom xaalis jënd na ko foofu mooy tefes bu baax boo xam ne doo lab mais xoolal baadoolo yi ñoom rek ñooy lab ci géej gi barki démb ñeenti nit dee nañu ci ban réew lañ ne sonn nañu dañoo wax bay bëgg a dee ñun daal dañoo taxawaay supporter lu waay def baax na man loolu laa def supporter laa lu waay taxaw baax na loolu laa jàpp. loolu du yoon ndax réew bu demee ba am gendarme am police am douane am lépp yooyu dañ ko war a jël teg ko fële ñooñu dañ leen a war a jox beneen poste liggéey boo xamante ni bu dul ñoom ñooy nekk ci tali bi wala ñooy nekk ci mbedd mi di agresser nit ñeek ak di def yoo xamante ni c'est pas normal ndax police dafa am moom da bañ na ko dafa am ay police am na gendarme am na finance am na lépp kon ñooñu vraiment man loolu rafetlu wu ma ko quoi vraiment man loolu rafetlu wu ma ko quoi. fii moom loolu moom soxna si du fi jóg ndax réew mi mooy fi ma njëkkee duggee rek ndax bu fekkente ne ñun Sénégal rek lan am te neef yooyu ngay tudd loolee lépp ñàkk gëm suñu culture comprendre na bokk na ci li ko waral presque boo xoolee dama la tënkal wax ji comprendre na mais loolee lépp ñàkk ku jub ku tegu ci temps moo koy waral. dañoo yaakaar ne boo ñëwee tu es né après l'indépendance nga war a changer yow tu as des idées rétrogrades et dépassées des idées médiévales dafa ñaaw li ngay def nii dafa xewi yow da nga waroon changer lépp ñun falu yoon fii ngay defar ay télé yooyu ak kii te yow Macky Sall yow sa avancement bi nga foo avancé yow wax ñu ban usine nga tabax si réew mi wax ñu te ñu xam nañu industrie mooy doxal am réew yow wax ñu rek yow sa tournée économique inauguré benn usine ñu mën a wax sax loolu mais ay hôpital ak yooyu usine yooyu mooy doxal am réew mais du ay hôpital ak des trucs comme ça da ngay taxawal ay usine ci dëkk yi xale yi liggéey loolu nga waroon dem inauguré waaye ay hôpital yoo xam boo ko inauguré amul sax ay docteur plateforme bu nul yow fii boo ñëwee biir Ndakaaru gis boo feebaree boo demee hôpital boo amul xaalis da ngay dee ngay naan da ngay inauguré ay hôpital yow fexeel noo lijjanti fii fexe mu plateau bi am njëriñ
ku dem hôpital mën a faju mais yow fii Sénégal wóor na yàlla boo amul xaalis boo feebaree boo demee hôpital da ngay dee ah nga nekk fii naan da ngay jëm a inauguré hôpital inauguré wala da ngay naq nit ñi rek waaw fii nga war a toppatoo Ndakaaru gi nga xam ne mooy capital hôpitaux yi fi nekk yëpp laa la A ba Z man feebar naa fi benn guddi boo xam ne wóor na yàlla dem naa 3 hôpitaux te j'étais gravement malade mais fu ma dem ñu naan non on ne peut pas prendre des risques pour prendre rek mais yow dans quel pays nous sommes ngay dem naan da ngay inauguré hôpital ah fii la santé est waay yow non catastrophique nga nekk fi naan da ngay dem di inauguré ay hôpitaux bul nax sénégalais yi buñ leen nax kii dafay naxaate na lijjën suñu hôpitaux yi nekk fii ba pare mu fexe nu mu defee plateforme yi mu jaar mais fii foo dem ci hôpitaux yi boo amul xaalis da ngay dee lan lay dem di inauguré ay hôpital sa waay xam lan la sénégalais yow nañ de ñii ngay gis ñii ñooy bus amatul ci Ndakaaru gi bus yëpp yóbbu ngeen leen ñun xam nañ lépp de bus yëpp yóbbu ngeen leen ci àll bi ñun lépp xam nañ ko bus bu amatul ci dëkk ngay naan ñooñu say nit lañu yéen da ngeen di loué ay nit ñun xam nañ leen waaw da ngeen loué ay nit yoo xam ne la sénégalais yi bëggatuñ la waaw tu dois débarrasser le plancher nit ñi bëggatuñ la lii ngay def da ngay son sa bopp 3e mandat je vous assure que bis boo signé bis boo ko waxee fii arrangé wu la benn yoon soo gagné élection yi doo am jàmm soo ko gagné wul doo am jàmm yow ñaara la ciy dal boo ko gagné doo am jàmm boo ko gagné doo am jàmm kon ngir yàlla dimbali nu yii ngay teg ni amul njëriñ ku ne amoo droit am 3e mandat te man li ma jaaxal de mooy sa gars yi ànd ak yow ñoom ñëpp ay tapet lañu maa ko wax man benn nit Macky Sall benn doomu aadama taxaw ne ku wax amoo droit 3e mandat ma dàq la ñi nga ànd ñëpp lem seen ngeen toog si ay tapet lañu man maa ko wax man Macky Sall tu n'as pas droit à faire un 3e mandat man maa ko wax yéen ñi ànd ma wax leen ko vous n'avez ñemewu leen ko ku ko ci wax mu dàq la wax leen ko man je le dis man Ibrahima Khassek Macky Sall tu n'as pas droit à un 3e mandat yéen ñi ànd ma wax leen ko ku ko ci wax mu dàq la waaw kon li ngeen di woote gëmu leen ko yéen gëmu leen réew mi Macky Sall ngeen gëmu leen bu ngeen gëmoon réew mi di ngeen taxawal réew mi mais taxaw leen réew mi Macky Sall ngeen taxawal parce que prébande yi mu leen di jox loolu rek moo tax ngeen topp ko ni mais xoolal les Sénégalais ñi leen di xool aux yeux lu ngeen def nit ñi xam nañ ko da ngeen di jëm man yéen da ngeen a mën a politique yéen Abdoulaye moo leen raw si politique fii la jóg bi muy def 3e mandat fii la ñëw fii si kii 2 voies ñu ne 3 millions de personnes ñoo ko teeru bi mu demee élection fu mu mujjee daane nañ ko mobilisation kenn mënu ko fee jaay bu yee boo adduna bi yëpp topp la boo demee élection bilaay di nga xam ni golo ci ndigg lañ koy yeew waaw ndaw ñi daal mooy ñun yaru man daal li may jox ndaw ñi mooy nan yaru te xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk buñ ko yàqee ñun suñu bopp lañ ko yàqal buñ ko defaree suñu bopp lañ ko defaral ndax boo gisee courant bi seer ndox mi seer dund gi seer lépp seer su ñun la jógee ndax bu fekkee ne lu ñu defar ci réew mi nga toj ko baa nga yàq ko baa nga dammate ko boo lëggee ci ñun dong lañ koy jëlee moo waral ndox mu seer mi waral dund bu seer bi waral lépp seer nii moo tax ñun ndaw ñi dañoo war a xoolaat suñu bopp lu nu mën a metti ñu am neneen nun ko waxee ci njëkk ak teraanga mais pas ñuy yàq ak di def ay violation yoo xamante ni si teguwul fenn parce que nit ki moom loo defee loo waxanteeg moom rek da nga kaa war a def ndax gor si na gor nga ndax boo jëlee ay nit teg leen ci ay conditions wax leen ni leen lii ak lii boo leen ko defee soo leen paree lii ak lii dinañ ko defante yéen kon ñoom ban bu mu leen ban leen yebalee ci yooyu def loolu leen yooyu ban pare rek lan diggalante ak ñoom mooy dañ leen kaa war a defal waaw rawatina tamit xale yi nga xamante ni si ñooy jàng si université bii ñu war leen a jox seen i droit ndax man démb ak barki démb yi amu fu ma jaar ndax ay xeer yoon yi xat xale yi mer te loolu du yoon seen i bourse dañ leen kaa war a fay ndax ci leen war a lekk ci leen war a naan ci leen war a faj seen i soxla te loolu ci doxal réew mi la bokk parce que tamit yow nan ngay mën a nekkee di jàng sa bàyyi daj ci yow lu ne frais bu ne sa bàyyi def ko di la fayal di la defal lépp ba nga toll si yenn niveau yi ñu war laa delloo njukkal delloowul la ko loolu di la xoxotal loolu man vraiment rafetlu wu ma ko loolu tamit métti na torop moo ko Macky Sall moom it di suñu président de la république loolu na ci wax jumtu ci jéem a arranger problème boobu mu jeex wax dëgg yàlla loolu bu ko defee man dina am lu ma neex lool. lépp li nga war a rek mooy moom bu nekkee ci li mu war a nekk rek loolu lépp jaru ko waaw nit ki moom boo nekkee ci li nga war a ne def la nga war a def rek yooyu yëpp jëm matu ko parce que loolu lépp ay polémique lay indi rek ay problème lay indi te jaru ko te Sénégal jàmm rek lañ xam jàmm ak salaam lañ xam ak gëm yàlla kon ni ko sama waa ji waxee rek jàmm ak salaam rek lañ xam te dañoo gëm suñu borom it ba lu ñëw rek ñu ni suñu borom baax na suñu borom baax na suñu borom baax na. loolu nag suñu borom baax na boobu nag fi ñu toll nii mooy dem bu dugg ñu si yoo xamante ni si la après nag xam nga mooy indi ay loraange di indi ay jafe-jafe di indi ay violence yoo xamante ni si la kenn du xam lu muy jur ëllëg waaw vraiment loolu moom la am ci lu may wax ci loolu quoi. waaw waxtaan wi yow tamit kenn gënu la ku baax nga yàlla na yàlla wéral loxo yi suñu waa ji nga xamante ni diñ jël diñu filmer muy Cheikhouna Ba yàlla na yàlla yàggal taxawaayam wa salaam. waaw ok.
voilà jërëjëf merci beaucoup.